19h30 ci télévision Futurs Médias mbokki salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem koo jukki dina bokk ci mbirum ki nga xam ne moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly ki nga xam ne nag moom moo koy layool moom maître Ibrahima Diaw li mu xam ne moom moo di nag dossier boobule client am nag dañ koo war a dénk juge yu flagrant délit ndax itam njort nañ ne noonee la ñu rek daal di amalee mbir moomee ñu daal di tuuma lépp lu ñeel wàll wi xam ngeen li ko waral bokk na ci kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati moom Serigne Abdou Bara Dolly daañu wax itam ci leneen la nga xam ne moom moo xewoon ca place de la nation di rek doxu ñaxtu yi nga xam ne moom moo fa amoon foofee itam yenn ci ay rebelle teewe woon nañu boobu le ndaje du samay kàddu ki ko xam ne nag di jëriñ ji nga xam ne moom moo yor kàddu ko gouvernement bi moom Oumar Gueye la mu xam ne itam ci la jamono gouvernement bu Sénégal mi ngi def lépp loo xamante ni war na ci wàll wi ngir càmm kaaraangey ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan wi ak yenn ci seen ay moomeel gouvernement bu Sénégal daal di dogal ngir yokk lépp lu ñeel njëgub super bi waaye waxul ne gasoil bi ci la bokk ci loole itam yenn ci ay subvention yoo xamante ni daañ ko teg ci loo xamante ni askan wi daañ ko jëfandikoo lu ni mel daañ leen ko faram fàcceel ci la jotaayu xibaar ànd ci ak Alxasan Ba diwaan bu Mbour quartier bu ñu naan Mbour Tukulóor foofee nag aw jàmmarloo woo xamante ni amoon na ci diggante benn nappkat ak itam aw xaritam moom Elimane ñu daal di koy rek jami paaka ñoo ne la mujjee génne àddina Pape Ndiaye moom moo def lu ni mel dañ leen digtal ay kàddu ko soxna Binta Sow moom mooy wayjur bu jigéen bu Elimane Ndiaye ci la jotaay xibaar daañ leen ko faram fàcceel école polytechnique restaurant wa nga xam ne moom moo fa nekk daal nañ koy saccagé étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk amal lu ni mel tey itam ñu bootu ci aw amical ki ko xam ne rek di directeur wu centre régional wu œuvres universitaires diwaan bu Thiès naka noonu itam yenn ci ay dogal yoo xamante ni war nañ koo jël daañ ko jël ba mu mat sëkk mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàcce diwaan bu Mbuur foofee itam maa ngi leen wax rek ne aw jàmmaarloo am ci benn nappkat ak itam xaritam moom Elimane daal di génn àddina ginnaaw joojee bi mu amee Pape Ndiaye def lu ni mel ci la jamono itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi ñu ngi def seen ab liggéey naka noonu itam ñu daal di koy tekk yoxo jooy ni mel mi ngi amee ca quartier bu ñu naan Mbour Tukulóor moom Binta Sow moom mooy wayjuru Elimane Ndiaye ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. démb dafay jóge ay 5 heures 6 heures ñu tooñ jabaru magam bi ne ko na reer bi tàng maa ngi ñëw ma ne ko il faut jëm ne ma sama kër maam laay dem maa ngi ñëw léegi man ma tëdd mais bi ma tëddee nelawuma magam bu jigéen bi sama taaw mu jékki-jékki na ma yaay man de sama biir bi day metti di daw ma ne ko man de sama ndiggi lay metti rek jàpp sama biir bi mu fekk ma soonu ci sama lal bi sama yaay mi daal di oote téléphone Ngóone na ko waxal Binta Elimane dañ koo jam ne ñëw ma daal di tëb magam bu góor bi tamit daal di ñëw ne ma yaay génnal ñu dem ni surtout ñu dox rek xale bi woowaat ñu ne ma nee na ngeen gaaw ma ne xale bi composé nga jox ma kii téléphone mu composé jox ma mu ne ma neexul ba neexul waaye dañ koo rey nijaayam la àndaloon léegi bi mu àndeek nijaayam moom mu toog di xaar nijaayam ci pono bi kër ñoom kii mu fekk ko fa ne ko booy lan ngay def fii mu ne ko Aziz laay xaar mu saaga ko ndey mu ne ko bi mooy 2 fois nga may saaga boo ma saagaatee di nga xam mu saaga ko ñu songoo xeex bañ àtte leen xale bu góor bi daw dugg seen kër jël ciseau jam ko am na 26 ans moom da doon liggéey na yoon def liggéeyam rek xam naa lii day génn li may wax duma ko nëbb lii jàmmam nañ ko tëj giiru dundam parce que neexul tamit dafa metti ñu rey sa doom ba pare yaayam naan ko tëbal nga daw mu mel ni du jullit. jàppale ne ñeenti ancien militaire ak itam invalide ñoom ñooñu nag la ñu xañ ngelaw lu féex ginnaaw itam yenn ci ay tentative de meurtre yoo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal jëmale ci yenn ci ay agent bu police ñoom ñooñi nag ki nga xam ne moom moo di président bu association nationale des anciens militaires et invalides nag di sàkku aw njekk ci lu ni mel di itam di jéggalu ndax itam la mu xamle mu di ñoom ñooñi nag la ñu doon amal bokk na rek ci daal di sàkku
sàkku yenn ci yoo xamante ni gouvernement bu Sénégal warloo na ko ak ñoom ñu teelu ki nga xam ne moom moo yor seen ak kaddu àdduna jëmale ci micro Chérif Dia. dafa am benn mouvement d'humeur boo xam ne dafa am fële si sunu locaux yi mu aussi au niveau de l'Office national des anciens combattants mouvement bi nag avant muy jégit wax dëgg yàlla président Issa joxe woon na instruction pour ñu arrêter ko ndax fii ñu toll ci jamono nan def point de presse rek leeral ñëpp mu am ay heure ñu am ko diggante ak police bu les forces de police donc mu am ay arrestation force de l'ordre yi daal ni bon ñoom bi ñuy sànni essence bi laal na leen te bu nu bërëngoon pneu bi alors mën na leen a taal ñoom moo tax ñu ni kon tentative de meurtre ñeent lañu te aussi li tax ñu jàpp leen ñun gis nañu charge yi ñu teg ci ñoom charge yooyu nag yàlla moom moo xam mais charge yooyu bu fekkente ni gis nañ ko nag dafa diisaay boobu nag moom moo tax ñu ni dinañ ñëw lancer message à monsieur le président de la République lancer message à l'autorité militaire et de surcroît aussi l'autorité policière jéggule leen boo yoree njaboot ñu téye leen yow la nga war a njëkk a def mooy dox tànki jàmm wax jàmm ba sa njaboot dellu si waat ci yow leneen looy toppaat nag ba tey ci jàmm nga dox. mbokk yi bokk na ci lu ma leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar mu ñeel mbirum ki nga xam ne rek moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly ki nga xam ne moom moo koy layool di avocat moom maître Ibrahima Diaw la muy sàkku mu di nag dossier wu client bi ñu daal di koy dénk juge bu flagrant ndax njort na ne client am nag ñu ngi ko arrêté ci lépp lu soxal wàllu cadre bu flagrance ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Kane. Cheikh Abdou Bara Dolly devait comparaître. C'était devant Cheikh Abdou Bara Dolly dama yaakaar ne buñ ko bëggee àtte dañ ko war a yóbbu ci tribunalu flagrant délit kon ñun jàpp nañ ne procédure bi dafa am lu ñu ci jalgati ndaxte moom ab juge flagrant délit la waroon a jàkkaar lool réew mi nag booy xool dafa am ay textes yu wóor luy ci wax te texte yooyu dañ ko war a respecté bu baax a baax jàpp ab député ubbi ab information jëmale ko ci moom te amoo ci sañ-sañu assemblée nationale loolee xel sax mënu ko nangu te niñ ko jàppee ci flagrant délit la kon tribunalu flagrant délit. xam ngeen ni itam dañu ko arrêté tey dindiwuñu benn yoon li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraayam bu ñu sukkandikoo ci way taskatu xibaar wi le xam-xamam màcc jëm ci wàllu yoon la mu xamle mu ne lu di mel lu war a mën a nekk la te itam ku moywul mënees na koo denc ci kaso bi lu toll ci ñetti weer mbaa sax nag ñetti ati kaso moom Daouda Mine moom moo gisee lu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatou Bintou Konté. mbalaanu kiiraay dafa nekk lu nga xam ne dañ ko jox député yi mais article 61 bu constitution moom moo ko prévoir article boobu ñu reprendre ko ci article 51 bu règlement intérieur mais boobu dafa wax ni député bi bu fekkee ni dafa nekk ci session kenn mënu ko poursuivre kenn mënu ko arrêter sauf bu fekkee ni assemblée nationale dafa joxe autorisation mais su fekkee ni dafa nekk hors session mën nañ koo arrêter su fekkee ni en flagrant délit la tey jii assemblée nationale nekkuñu session donc hors session lañ nekk et la deuxième chose procureur dafa jàpp ne li nga xamante moom la def flagrant délit la par conséquent soxlawul ñuy lever immunité parlementaire pour mën koo topp. bu fekkee ni ci li nga xamante moo génnee ci enquête préliminaire ñu koy dégg mooy ñetti infraction la ñu visé infraction yooyu moom mooy offense au chef de l'État beneen bi moom mooy diffamation beneen bi moom mooy diffusion de fausses nouvelles soo jëlee offense au chef de l'État article 254 bu code pénal moo ko prévoir. boo jëlee li ñuy woowee na laa koy waxti sax offense au chef de l'État c'est l'article 254 moom moo ko prévoir boo jëlee diffamation article 248 code pénal moom moo ko prévoir boo jëlee diffusion de fausses nouvelles 255 bu code pénal moom moo ko prévoir léegi nag boo combiner loolu yëpp da ngay xam ni li muy risqué bu au cas où ñu war koo juger war ko condamner mi ngi risqué benn peine bu nga xamante mi ngi commencé ci ñetti weer te mën na dem ba ci juróom ñetti atu kaso. bu ngeen di topp suñu ay xibaar xam nga leen moo tax ñu daal di koy teg yoxo moom Serigne Bara Dolly kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci njiit bu réew bu Sénégal fa nga xam ne moom moo di ca place de la nation ginnaaw ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko fa doon amal ñun itam tax na ñu def aw taxaw seetlu ci xarante wi nga xam ne itam moom la ñu nemmeeku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langue politique bi fii ci réew bu Sénégal sénégalais yi sax nag la ñu jox kàddu gi bokk na ci lu ñuy ñaawlu tey xam ne rek ne lu ni mel war nañ koo mën a dakkal Habib Faye Pape Sangone Mbaye ñoo doxantu woon ci mbeddu Ndakaar yi ngir daje ak ñoom ñu seetaan.
xam nga Macky Sall sàcc la lépp waaye sàcc suuf gi na da koo fàtte am na suuf goo xam ne sàcc moom ci bureau. génnuk député gi doon li tax ñu samp aw laaj ci li ñu duppee violence verbale ñoom ñay def politique bu njëkk lañ leen gënoon di xamee yoo xamante ni wute na lool ak saaga yi ñuy nemmeeku ci penc mi. saaga bi violence bi depuis commencé yàgg nag depuis commencé yàgg mais si je compare cette période-ci avec la période ñu mag ñi bu yàgg temps wu Mamadou Dia wala temps wu Pra Sénégal yu mel noonu mais yi daanu fi am. ay valeurs yoo xam ne ñun amoon nañ ko mais dafa manqué léegi ci dëkk bi par exemple nit ñi ñoo démissionné ci li ñu war a def. sa am na yoo xam ne boo jiitee tamit bon waruñu koy gis muy ci yow nga di ko wane muy kàddu yu ñaaw. mu nekk ay génn yu ñu def yu ëlëmuk lool ab xel waral na itam ñu xoolaat ndonok politique gi ndegem xajamul. yaraat suñu bopp yaraat ndaw ñi parce que buñ demee ba nga xamee ni dëkk bi on consomme que de la politique c'est grave. daan yi ci war a am mooy day commencer man pour man day commencer ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñu jiite foofu la daan yi di commencer. ñoom ñi ñu dajal seeni gët teg waxtaan ci qualité débat yi. dafa wax ni yu mel ni diñ ko war a bàyyi que c'était pas fair play quoi c'était pas élégant quoi. ci ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy tànn ñu ñuy jiite ñuy xool ay nit ñoo xam ne ay exemple lañ ay nit ñoo xamante ne nii vraiment yar nañ leen. lañ ci war a coppi bëri na lool ci langu politique gi rawatina itam ci suñu dundin bés bu ne ñoom ñi nga xam ne ay xeltukat lañ ñu ne rek faaw ñu ànd ko dal bu baax ci li ñeel ëttu politique gi ñu nekk ngir gën ko mën a yeesal. kaddu yu ñu yëkkatee ca place de la nation Habib foofee xam nga itam mbooloo ma nga xam ne ñoom ñoo fa daje woon ci anam bu takku la ñu ñëwee woon fi nga xam ne itam moom moo di ca diwaan bu fële nga xam ne moom moo di nag Colobane lu ni mel itam tax na rek ñu njort ne yenn ci ay rebelle ñu nga woon foofee ci boobu leen daje nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi ñu ngi ko doon amal du samay kaddu jëruñ ji nga xam ne itam moom moo yor kaddu gouvernement bi moom Omar Gueye moo daal di yëkkati yooyu lee kaddu naka noonu itam muy xam ne rek ne gouvernement bu Sénégal bépp matuwaay woo xamante ni war na ci wàll wi daal na koy jël ba mu mat sëkk ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alxasan Ba. ñu wax ndax am na ay rebelle yu ñu jàpp waaw am na ci manifestation bi am na ñu jàpp du benn du ñaar du ñett ñoo xam ni am na fu ñu jógee ñëwoon pour manifestation boobu opposition bi doon def waaw ana manifestation opposition ak ay rebelle lan la ñu naroon suñu askan ndax am na ñoo xam ni bu ñu sañoon Sénégal tàkk wante Sénégal du tàkk ndax président Macky Sall ak gouvernement matuwaay yi war dinañ ko jël pour assurer la sécurité des personnes et des biens ku yaakaar mën nga taal Sénégal soo boo nga dem jéem a def leneen mais lii moom lu am la lu biir la te li ci kanam raw li bët dinañ ci gën a xam yeneen yu gën a leer ci mbir mi. mu ngi ko yëkkatee nag kàddu yi ni mel ci ndaje wi nga xam ne nag gouvernement bu Sénégal da koy faral di def ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi lu jëm itam ci li nga xam ne moom moo di super wi nga xam ne yokk nañu ko daal na ci addu xam ngeen ne fan yile ñu génn la yeneen itam yoo xamante ni gouvernement bu Sénégal jël na ko mu ñeel matuwaay ngir rek njeexital yi gën a am doole ci li nga xam ne moom moo di suñu wàllu koom ba ci sax li nga xam ne moom moo di tabaski bi yenn ci ay subvention daal nañ ci addu ñu ànd ci ba tey ak Alxasan Ba ci reportage. jot nañu xamle lu tax njëgu super bi yokku te gasoil bi moom des fi mu desoon jàpp nañ ne askan wi jëfandikoo super bi ñoo ëpp te boo xoolee itam 23 yi nga xamante ni jot na cee tegu daañ ko mën a supporter waaye nag bu dee gasoil bi dana xaw a métti lool suñu économie la nar a impacté. bu fekkoonte ni dañu def vérité des prix maanaam njëg gi ñu war a jaay dëgg-dëgg mi ngi war a toll ci 1168 francs au lieu de 890 bi ñu wax léegi. mais li tax président Macky Sall wax ni ay la yéwén il faut ñu toog bañ a yokk gasoil bi mooy gasoil bi transport en commun yi moom la ñuy jël industrie yi tourné moom la ñuy jël boulangerie yi moom lay jël et cetera donc loolu kenn laalu ko donc amul benn impact
bu mu am ci wàllu transport bi ak ci wàllu yeneen industrie yi nga xam ni ñoom la ñuy liggéey ci loolu. gouvernement bi di xamle ne ab subvention lay def ngir fexe ba jàppale askan wi borom kër yi ñu mën a mucc ci jafe-jafe yi nga xamante ni àdduna bi mu ngi koy dund donte sax ñu ngi def ay effort jàpp nañ ne suñu recettes yi ñoom daañu yokk lu toll ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar. tabaski bi ñuy waajal état bi fas yéene suspendre lépp li nga xamante ni ay droit la waaye itam ay taxes ci importation bi. Le deuxième élément c'est. ñaareel gi moom moo aju ci wàllu dundu jur gi booy xool jamono ji daanaka amul li ko waral di mboq bi ñàkk ci réew mi te mboq moomu lañ doon jël di ko soppi ngir jur yi dundee ci wante ñu ngi ci ndorteelu nawet bi li wër te wër mooy xar yu njëkk yi dinañ dugg wante dina am yéexital ñu ngi def nag kéem kattan ba xar bëri lool ci réew mi ñëpp mën cee jot te produit bi sax dinañ ko subventionné. Naturellement, nous allons subventionner ce produit. cash transfert bi ñu njëkkoon def daañ ko dàbbali 1 million ci ay ménages la ñuy ciblé programme xëyu ndaw yi lu toll ci 64 805 ndaw jot nañ leen recruter ci objectif bu ñu amoon muy 65 000 ndaw 4 milliards ci suñu koppar jot nañ ko versé meññee yi fukk ak juróomi milliards yi des ci at wi daañ ko versé gën gaa yàgg fukki fan ci weerub juillet di ñu dëgmal. mbokk yi bokk na ci lu mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar école polytechnique foofee jàpp leen ne restaurant bi nag daal nañ koy caxate bi ñu sukkandikoo ci directeur au centre régional des œuvres universitaires diwaan bu Thiès ñamu joxoñ baaraamu tuuma bokk na yenn ca étudiants yoo xamante ni ñoo nga bootu ca amical wa lépp lu ñeel itam yenn ci ay dogal yoo xamante ni warees na koo jël xamle nañ ne daañ ko jël ba mu mat sëkk Cheikh Anta Diop Sélatiir diwaan bu Thiès ngir télévision Futurs Médias. melokaan bu doy waar fii ci restaurant école polytechnique bu Thiès ay étudiants bokk ci université Iba Der Thiam ñoo fi juux mer bu futu toj veeru restaurant yi damm chaise yi yàq taabal yi bàyyiwuñu dara. directeur centre des ressources bu université Iba Der Thiam bu Thiès joxoñ baaraamu tuuba yenn ci ay étudiants nee na ñooñu dañoo sulm bu politicien dugg ci université bi. mais étudiants yi ñu ci bari du ñëpp de ngeen baal ma mais ñu ci bari c'est des politiciens mais nee naa leen fii jàng moo tax ñu ñëw fi. ku am sa clivage politique da nga koy denc fële. yàgg na ak ñoom xam naa leen. lépp yàq nañ ko. yàq nañu vitres yi yàq nañu taabal yi yàq nañu chaises yi yàq nañ lépp. dem xoolal ca espace bi nga xamante ni waa politique bi ñoo defoon seen maquette joxe ko mooy rond point bi nga xam mooy entrée mooy kii bi symbole ñu dem moo xañaate ko lépp yàq ko dem seen yoon. parce que nee nañu kuy xeex ak état bi xeex bi daa war a mat ni ñuy xeex ak état bi nee nañ dañoo bëgg ñu achever seeni chantier. moom sax nee na lii duñu ko bàyyee noonu ndaxte étudiants yi nga xamante ne taq lañ ci ñoom ñëpp xàmmee nañ leen te yoon dina leen topp. tubaab nee na force restera à la loi. dinaa saisir procureur de la république dinaa saisir conseil de discipline. ñoom dañuy saaga sax même seen yenn dirigeants yi donc loolu duñ ko nangu. liñ ci mën a jàpp mooy yenn ci ay responsable amical nekk fii ci université Iba Der Thiam bu Thiès dañu ci bëri rafetlu wuñ mbir mi te it dinañ taxaw temm ngir jàmm dëkk fii ci université Iba Der Thiam bu Thiès. lu ni mel mënees naa bañ a neex ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaayeen yi ndax itam dañuy dakkal lépp lu soxal defaru mburu bi ak yeneen yu ni xeetoo laaj la woo xamante ni dañ koo daal di samp ndax itam lépp lu soxal itam wàllu séddale farine si ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di boulanger yi ngir ñu jote si jafe-jafe bu mat sëkk la tax na itam ñu amal aw ndaje ak way taskatu xibaar yi moom Bada Gassama moom mooy trésorier général bu regroupement wu boulanger du Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. defar farine génn nañu pour def déclaration ci wax 14 milliards yu topp yu leen état bi ameel 175 farine bi 19 200 la doon jàpp ndax li wóor mooy bis bi ñuy wax ak yéen ak jamono bi ñuy wax ak yéen ci liñ mujj am ci information ba léegi usine farine yi génneeguñu benn farine te bu fekkee génnewuñu farine li wóor mooy suba mburu dina commencé ci manque ci dëkk bi parce que boulangerie yu bari tey boo demee seen boulangerie saako farine nekku gasoil ba ñu leen di livrer mooy gasoil jese bi war na dem ci station yi ñu bari ci pompe yi la ñuy jënd ji te pompe yi ñun ñëpp daanaka mën nañu yor nañu oto gasoil ba litre ba la mu fay jar muy 655 kooku 1000 litres yi boo ko jëlee mi ngi war a nekk 655000 kon 655000 ak 423900 kooku kenn ku nekk xam na ni am na différence te diwlin boobu boulangerie bi da ci utiliser lu bari parce que plateau yi ñu war a teg mburu mi boulangerie bi da koy diw
di ko utiliser lu bari muy ay jafe-jafe yoo nga xam ni toll na foo nga xam ne nag état bi ci boppam te bu ñu nee état bi nag kañ cee waxal mooy président de la république. kon daal li wóor mooy fekkee usine farine yi commencé wuñu seen liggéey tey wala suba nañ séentu ni samedi mburu du am ci dëkk bi. ñenn ci ñoo xamante ni nag ñu ngi yëngu ci wàll wi maanaam lu soxal mburu mi itam li nga xam ne moom moo di njëgub matière première yi nga xam ne itam moom la ñu yokk lu ci mel ni céréales yi ak yeneen yu ni xeetoo ñi nga xam ne ñoom ñoo di boulanger yi itam utali nañ li nga xam ne moom moo di mburu dugub bi aw taxaw seetlu la woo xamante ni suñu ay reporter doxantu nañu ba diwaan bu Médina ngir def boobule taxaw seetlu Marcel Farba Maroun Pape Sangone Mbaye ci bi ñu defaree céréale bi nga xamante ne bokkul ak blé bokk na ci lu sénégalais yi di dund ci bile boulangerie bu nekk ci rue 6 yooyu les produits ñu ngi koy faral di proposer clients yi. dañuy def pain riche dañuy def pain complet am na beneen façon pain boo xamante ni tamit sésame lañ koy defaree quoi am na tamit maïs bi kese dañuy def maïs bi kese quoi. mi ngi jar waaw mi ngi dem bu baax maïs bi kese pain maïs bu neex sax waa ñuy jéem a xool daal ñu xool ñun ñu consommer li ñu am ñun comme maïs bi comme mboq bi ñun ñoo koy bay fii ñu jéem a xool nuñ koy jéem a xoolee nuñ koy produire pain maïs am na tamit pain ñebbe am na pain de mil mooy pain riche bi yooyu yëpp ñu jéem a xool tamit nuñ koy améliorer job ko daal moo gën. boobu seetlu la ñu jot a def tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaayaat mburu yi comme jaaykatu ndekki bi. xale yu góor yi bëgg nañ ko dañuy jënd normal ak mburu bu am mburu dugub bi parce que mburu nu mu gën a diisee rek xale yu góor yi moom lañ bëgg parce que mburu yi déjà dafa léger mais bu ñu amee mburu bu diis moo leen arrangé daal waaw damay faral di koy recevoir waaw day jar bu baax moom. clients yi ñoom am na ñu ci pare ngir mën a changer seen consommation waaye tamit am na ñu ci pare bu. mburu yi dafa oyof. heure bii nii mburu dugub bi ñoo ñu àndal parce que dafa diis quoi. xaw ma habitude di ko kii xaw ma ko quoi parce que même bu ma ko gisoon nii sax xaw ma ko mosuma ko ñam moom konoon dañuy dellu kii rek ci beñ bi ak fonde bi rek yaakaar naa loolu la ñuy mujjee def wala ñuy xëy cere di ko dékkee dellu dëkk ba loolu la ñuy xel di def. ñuy fàttali ne boulanger Sénégal ñoom dañuy dépendre à 65% ci blé bi nga xamante ne dañ ko jëlee Russie ak Ukraine mën nañ wax ne kon saafara am na bu fekkee ne blé bi day dem ba manqué. xeex lu soxal wàllu sibiru yenn ci ay région yoo xamante ni nag ñu ngi ci Sénégal itam xam ngeen ne boobaak léegi daal nañuy door lu ni mu mel ni itam bu ñu sukkandikoo ci médecin chef bu région médicale diwaan bu Sédhiou jàpp na nag li nga xam ne moom moo di sibiru si dafa yokkee ba tax na itam lu toll ci ñetti téeméer ak ñeen fukk ci ay moustiquaires yoo xamante ni dañu ko fa rek daal di séddale mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di campagne wi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Bakary Konté Xaali Jàmme. toogoon nañu as diir ay at yoo xam ne defuñu ko loolu nag am na ay njàqare yoo xam ne yaakaar nañ ne def na ko mooy yokkute palu bi ak yokkute ndeeteel bi donc moo tax ren ñu commencé waat campagne bi nag ren am na benn loo xam ne lu bees la mooy dañ koy def ak Gambie buñ ko defee Gambie nag puisque yooyu amuñu frontière dañ koy defandoo en même temps district bi yëpp nag ci district bi yëpp ñu xool ñu dëkk ci district bi xool ñaata famille la bu ñu xoolee famille yi ba pare xool kër yi ba am chiffres yi léegi ñu joxe ay coupons bu ñu joxe ay coupons ba pare valider ko après nag ñu def dernière étape bi nga xam ne moom mooy joxe moustiquaires yi. nous avons environ 340 000 moustiquaires. village bu nekk li ñu ko war a jox moustiquaire aussi jagleel nañ ko dinañ ko wax nañ ko déjà et comité de vérification au niveau régional et au niveau district bu nekk tamit xam na ñaata la am ci moustiquaire te am nañ ko bu ñu demee ba toll ci rek ku nekk nañ la jox moustiquaire normalement moustiquaire yi sax ñu ngi ci yoon bi fii ak suba xam naa dinañ yegg si Sédhiou ñu jox ñi ñu ko war a jox. mbokk yi Biennale Dakar xam ngeen ne boobaak léegi nag ñu ngi ci amal ay sujet bile yoon nag suñu ay ndaw daje nañu ak ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Mbaye artiste plasticien nekk itam agent bu administration xam ngeen ne nag yenn ci ay exposition am ma ngi ko amal ca ministère des finances ginnaaw itam ba mu fa doonee agent moom itam am lijaasa fa nga xam ne nag moom moo di ca école nationale des arts li nga xam ne moom moo di waxtu yim liggéeyul
teewul day amal lu ci mel ni peintre ak yeneen yi ni xeetoo lu soxal itam exposition boobee nag na mu ko dippee bokk na ci les fruits de l'amour. Ibou Diouf ak itam Alioune Diagne ñoo daje ak moom ngir amal aw gëstu ñu seetaan. moom mi ngeen di gis agent administration la muy liggéey foofu ca ministère des finances moom tamit di ab artiste biennale du Dakar bi may na ko mu wane beneen xar kanam wane ne moom mi ab artiste peintre la. man agent ministère des finances et du budget la donc mais nag formation bu ma njëkk a def en 2004 artiste peintre plasticien la waaw léegi nag may boole ñe comme loolu passion la nag ma koy boole ak liggéey bi. moo tax 2018 ma def fi nag si ay biennale des arts bu 2018 ma defee ko ministère des finances ma réussir bii tamit ma ne naa ko fi defee tamit wane samay kilifa. naka la def ngir mën a boole ni muy taxawee foofee ca ministère des finances ak itam li muy yëngu ci wàllu cosaan ak aada. man su ma liggéey wàccee léeg-léeg ma wàcc ay 17h 18h 19h damay nalaw 1h temps ba 2h temps ñaari waxtu yooyu su ma nalawee mën ma jàpp nag ma liggéey ba ay 4h ba 5h du matin mën a enchaîner ñëw liggéey si. parce que xam nga loo bëgg rek da nga koy kii daal da nga ci def ak xol. dana permettre aussi tamit ñoo bokkal fii moo leen liggéey maanaam ñu génn toujours si cadre ëttu liggéeykaay bi comme dafa metti liggéeyam bi nag mu wekk ko ci li ñuy dund jaarale ko ci famille bi ak li ko wundu yëpp loolee sax la dëxëñ ci bile exposition. thème ren bi mooy les fruits de l'amour waaw maanaam gàncax yi génn ci mbëggeel waaw mbëggeel bi nag jëkkër ak jabar la ñu wax ñu marié. maanaam mbëggeel bu ñuy dund loolu lañ si njëkk a wane te tamit ak njaboot bu muy si am njaboot ji nag moom mooy les fruits de l'amour njaboot joo xam ne dañu leen war a jàppale ñu jàng bu baax protéger leen. Biennale Dakar bi nag mu ne ab ndaje bu am solo la rawatina pour artistes plasticiens yi loolee dina leen may ñu wane seen liggéey. moom macha allah moom saa su ne dañ koy xaar parce que mooy sunu xew-xew bu gën a rëy. bon moo tax man comme nga aw ma jot bu bëri ñaari at yu nekk rek damay fexe tout pare ba defar la tableau yu bëri pour mën a wane sama liggéey. Abdoulaye Mbaye nag am mbégte lool nekk ci ay univers yu wuute maanaam fi nga xamante ne foofee lay liggéey saa su nekk ak li muy yëngu ci wàllu cosaan ak aada mu ne nag dooleem mu ngi bàyyeekoo ci ay collègues am ak i kilifam bu weesoo nag cofeel bi mu am ci wàllu aar. Ibrahim ginnaaw cosaan ak aada ñu wax itam ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram international sénégalais wile di Pape Alassane Gueye xam ngeen ne ca Léona la fekk baax foofu itam ba mu fa demee gis ngeen mbooloo mu takku moomee nga xam ne nag ñoom ñoo ko daal di teertu moom itam mu xam ne rek ne dina def kéem kattan daal di jëmale foofee nga xam ne nag fa la fekk baax naka noonu itam dina def itam ginnaaw yàlla ñoo xamante ni ay Sadio Mané la ñuy doon ak itam ki nga xam ne moom moo di Idrissa Gana Gueye Thierno Fall. waa Léona góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp a génnoon ngir teertu seen gan Papa Alassane Gueye nga xamee ni ci dëkk bii la fekk baax ndax waajuram wu góor fii la bàyyeekoo. am ndaje mu mag moom la mairie bu Léona organisé ànd ceek askan wi ngir teertu seen doom ji waaye itam sargal ko. Pape ñu ngi lay nuyu Pape Gueye kontaan nañu lool. nekk international gagné coupe d'Afrique ubbi waat beneen coupe d'Afrique am ci résultat bi ngeen ci am nun kontaan nañu nun doomi Léona yi dañu la leen ñaan rek nekk nga jàppale yi xale yi nekk fii ci commune bu Léona lépp loo moon jàpp leen ci terrain bi ba terrain bi nekk terrain wu moderne. moom ngay nekk Sénégal bi nag daal dinay wane bu baax mbégteem ci teertu bu rëy bi nga xamee ni si moom la ko waa Léona jagleel. maa ngi leen di nuyu. day sant day ngërëm. ba tey ci kàddoom moom doomi Marseille bi daal dinay fësal yéene ju mu am ngir jàppale ndawi Louga yi rawatina Léona gi mu fekk baax. Chers parents et amis de Léona et Louga, je souhaite aujourd'hui faire plein de choses avec ma famille, en accord avec mon staff. Nous en discuterons avec les autorités, avec éventuels partenaires. Il y a certainement ici des futurs Pape Gueye, des futurs Idrissa Gueye, des futurs Sadio Mané. Inch'Allah. moom international sénégalais bi daal dinay profito ci teewaayam ci dëkku baayam bi ngir visiter terrain de football bi nga xamee ni ci la ndawi Léona yi di amal seeni jongante.
jërëjëf Thierno mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na 19h foofee la ñu doon den ndar képpe xibaar yi 20h itam Sara Cissé dina fi teew ci xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam wooy leen di des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.